maa ngi leen di nuyu di leen di remercier di leen di féliciter ci seen taxawaay bi ngeen am ci xew-xew bi amoon Fatick semaine bi ñu génn yaakaar naa ni xew-xew bi àdduna yëpp ñu ngi ko doon suivre loolu bokk na tey ci li may indi Fatick waxtaan ak autorités yi nga xamante ni ñoo yor dossier xale yi ñu arrêté woon yàlla def na dox nañ ci ay jéego ba ñu libéré xale yi pour que indi dëkk bi nekk ci jàmm ndax lu xew semaine bi ñu passé kenn souhaité wu ko ndax xale biñ jàpp ni dafa faatu dafa bokk ci man di ànd ak man di def politique ba ma yëgee xew-xew bi ñu interpellé ma ci nee naa leen comme dafa nekk ci yoon je préfère ma bàyyi yoon def liggéeyam ba yoon defee liggéeyam ba autopsie bi génn résultat yi yaakaar naa ni Sénégal yëpp dégg nañu ko mu gën a rafet jeune nekk Fatick ak li nekk ci ginnaaw société civile bi àdduna yëpp di suivre dossier bi ñu dem bañ koy enterrer Fatick ñun en tant que autorité amuñ ci taxawaay bu war kon suñ doxalin Fatick dafay des loolu moo ma gën a yokk poussé jour enterrement bi ma gunge xale bi taxawaay bi ma war a taxaw te yaakaar naa ne taxawaay boobu loolu mooy sama rôle te ba may ñëw amoon naa information que ni sooñ demoon ci dëj bi leneen mën na ci am mais man dama ne su ma demee ba Fatick ma fay am sens interdit fu ma war a dem ak fu ma warta dem kon man matuma luñ ma dénk te matuma lu ma doon ndax ki gaañu dafa sori ci man reporté naa match EJ Fatick ak Casa Sport mercredi bi passé ndax dëji xale bi ñu ni ndax match bi mënuñ koo yóbbu Mbour may leen du ma déplacer équipe bi muy génn Fatick di fubali Mbour li xew Fatick di xew Fatick kon su ma ñëwee ba ci dëj bi yéen journalistes yi yéen a nga fa woon amul dara lu ma ciy inventé parce que fait yëpp yéen a ko relaté suñu demee ba ci dëj bi kilifa jóg di wax di apaiser xale yi kenn interpellé benn kilifa di wax ay doléance am ndax man maa fa doonoon autorité boo xam ne ci localité bi laa nekk mu wax ma ay doléance am yoo xam ni tey pour ñu jàppale leen peut-être ci seen liggéey ak seen nekkin seen diggante ak policiers yi ci lañ ko interrompre ba incident bi fa am fa fi ma taxaw nag laa taxaw ne leen may leen xale yi tamit bàyyi leen ñu wax seeni doléance ñu vider li nekk ci ñoom ba ma taxawee foofu xam naa ne mënoo fa déglu xale yi ndax tànt bi xawoon na amoon ay jaxasoo yu fa amoon ci laa ne nañu déplacé wu dugg ci kër gi ma toog ak yéen ci salon bi déglu seeni doléance lu ma ci mën a faj dinaa ko faj ak ñi ma seqal dëkk bi li nga xamante ni nag ci autorité bi la jëm mooy son excellence le président Macky Sall incha allah luñ ko ci mën a jotali dañ ko ci jotali pour que indi dëkk bi ci jàmm donc ma xëy suba gis presse bi wax ci loo xam ni man dama jàpp ni loolu amu fa woon parce que man su ma doonoon cible xale yi plus de 1500 jeunes nekkoon ci lieu yi police nekku fa dara nekku fa ma déplacé wu sans garde corps su ma doonoon seen cible kon foofu du ma fa génn kon di ngeen fa gis mort d'homme wala ngeen fa gis fa ay dégâts matériels te je pense que loolu yëpp amu fa woon sama courage laa am assister xale bi gunge xale bi yaakaar naa ni loolu moo doon sama rôle mais ñoo ngi sant yàlla ba yàlla indiwaat na ci dëkk bi jàmm may woo xale yi ci jàmm ndax dëkk bi ñun ñëpp a ko bokk li xew muy journaliste ak kum mën a doon mënoo ko rafetlu ndax bakkan su tuuroo rek ci dëkk ñëpp dañ koy ñaawlu mais lu nekk ci yoon ci loxo yoon nag mënoo def lu dul xaar yoon wax ci te yaakaar naa ni yoon ba mu ci waxee continuer newaat di suivre dossier bi autopsie bi génne na lu muy génne mais terewul autorité judiciaire yi ñoo ngi topp procès bi kon nag xale yi nañu dal te xam ni dëkk bi ñun ñëpp ñoo ko moom man yaakaar naa ni Fatick aw ma fi sens interdit Fatick man doomi Fatick laa te yaakaar naa ni
lañ ma dénk maa ngi joué sama rôle ci la ma ko mëne ñoo ngi leen di dimbali ci emploi suñu xewlee ñoo ngi taxaw kon donc am na lu des loo xam ne tey dégg nañu ko dénk nañu ko loolu incha allah rabi dinañ ci indi ay changement ci loolu. man ba may ñëw di déplacé wu Dakar dama amoon réunion commission à l'Assemblée mais dama bàyyi lépp ne jour bi ñuy enterré xale bi man dinaa ko fekkee. ba may ñëw ci yoon bi am na ay kilifa yu ma woo ne ma foofu ngay dem danger moo nga fa suñu sañoon nga bàyyi ba dëj bi passé nga doog a dem jaale ji may leen man personnellement Fatick aw ma fa sens interdit. suñu demee ba nga xamante ni xew-xew bu toll noonu Fatick tey comme ni ma ko waxee woon ci sama njëlbéeni wax société civile bi àdduna yëpp ñoo ngi suivre dossier bi ñuy denc xale bi amul benn autorité bu nekk ci commune bi bu taxaw ci bis boobu kon yaakaar naa ni li ñuy wax ci Fatick ak li ñu dénk day xaw a des. lii suñu taxawaay mooy ñu gunge xale bi bokk ak famille bi naqar bi wan leen ni tey kii ñun ak moom ñoo bokk te xale bi sama militant la dafa sori ci man. ba may ñëw sama militant yi nekk Mboubaan ñëpp ñoo ma informé ne ñoo ngi xaar sa taxawaay te sama taxawaay du lenn lu dul ñëw assister famille bi li ma am jox naa ko famille bi li ma leen mën a jàppale naa leen loolu laa man te ba ma ñëwee gis ngeen sama taxawaay gunge naa ko ci jumaa ji gunge ko ci cimetière yi ba ñuy toog di waxtaan am na autorité yu ma woo sax ne ma fii nga toog waroo fee toog ndax à tout moment affaire bi mën a dégénérer kon man Fatick laa dëkk man awma sens interdit te jeunes yi ñëpp xam nañ ni jeunes yi Fatick dama leen jox cër boobu dañ ma ko delloo man dama man ci jeunes yi lu bari parce que jeunes yi su may waay lañu yàgg nañu nekk ci ay jafe-jafe ma taxaw ci kon du bis bii tey ci laay taxaw jeunes yi tey di may malmené wala ñu may séquestré loolu wax ju yàqu la incident nag am na ba incident bi amee yéen a nga foon ñan ne woon ci tànt bi ñëpp dañoo jóg daw mais man fa ma taxaw laa taxaw ne leen nag fii mënuma fi waxtaan ak yéen je préfère ñu dugg ci salle bale ñu toog ngeen déglu ma déglu leen ñu toog ñu waxtaan lañ ca mun a war a mun a dox ci yoon dinañ ko dox ci yoon li ngeen di jooytu dinañ ci dox ba nga xamante ni jàmm dina delluwaat ci dëkk bi ndax ñun ñëpp jàmm nekk ci dëkk bi moom la ñu bëgg kenn soxlawul ay ci dëkk bi affaire bi noonu la demee amul leneen. diggante bi am na ay ndaw yu ma ci recevoir yoo xam ni waxtaan naag ak ñoom regretté nañ li xew mercredi bii passé yaakaar naa ne Fatick yëpp mettitu nañ ko ndax si dëj la ñu nekk te yaakaar naa ne ki gaañu ay njabootam di koy jooy noppeeguñu yenn xew-xew yi suñu koy gis si dëj yaakaar naa ni kenn du ko rafetlu mais mbooloo moo gis dina am ñi ciy rax loo xam ne bokk ci yoo xam ne mënoo leen contrôler du man maa leen mën a contrôler di ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy borom bés bi ñoom ñoo leen mën a contrôler donc maa ngi ñaan jeunes yi ñu dal te xam ni su yëngu-yëngu amee ci dëkk dinañ tooñ ñoo xam ne tey peut-être seen yoon nekku ci woon ndax gis ngeen ni ay dégâts matériels am na ci li ñu yàq tey suñu alal la Fatick yaakaar naa ni ñoo ngi jooy oto yi nga xamante ni ñooy ramasser ordure benn lañ ci am gis ngeen niñ ko def lakk oto bi mais loolu amul njariñ te suñ leen seetaanoon tey dinañ dugg ci yeneen bërëb yoo xam ne tey dañu koy lakk ba pare wëlbatiku tey di koy laajaat état bi kon su xew-xew amee dañ ci war a mën a dem ak suñu xel ñu nit autorités yi man li ma war mooy courage bi ma am parce que mënoo régler problème te doo affronter xale yi nga xamante ni tey ñoom ñooy ñaxtu man noonu laa def affronter leen dugg seen biir bu ma duggee seen biir lu ne mënoon na ma fa fekk mënoon nañ ma ci gaañ mënoon nañ ci yàq sama oto mais loolu mooy sama rôle su ma bëggee wax ak ñoom il faut que ma affronter leen te loolu laa def dama leen affronter nekk seen biir te ba may dugg seen biir ànduma ak garde corps ànduma ak lenn kon su ma doonoon seen cible kon leneen la ñuy wax kon maa ngi sant yàlla ci loolu ci dal bi ma ci am ba nga xamante ni wax naa ak ñoom déglu naa leen génn naa ci jàmm dara jàpp ma sama oto dara nekku ci maa ngi ci sant yàlla bu baax kon loolu su xewee ba àdduna yëpp di ma ci interpellé da di yoon tamit ma indi ay leeral jour yi dëj bi xale bi interrompre imam bi
ci loolu la ma doon interpellé parce que gis na fi man maay autorité bi nga xamante ci commune bi laa nekk toog ba muy wax daf ma cité ne ma nag dañu bëgg ngeen dimbali ñu ci xoqatal yi ñuy policiers yi di xoqatal ak suñu nekkin ci dëkk bi ndax dawal moto la ñu am ci la ñu yore suñu kër yi pour que policiers yi tamit may ñu jàmm loolu yaakaar naa ne suwee ñëpp la ndax tey si suba waxtaan naa ci ak commissaire bi moom it jàmm la bëgg ci dëkk bi ndax yaakaar naa ne ñoom it niñ maîtriser dëkk bi am na neneen ni ñuy doxale tey kon xeex bi tey fi ñu toll ni tey xeex bi da doon continuer mais yàlla def na commissaire recevoir na ay quelques jeunes waxtaan nañu ak jeunes yi ba nga xam ni jàmm dellu siwaat na ci dëkk bi te loolu la ñu bëgg te loolu yaakaar naa ne askan bépp loolu la ñu bëgg parce que dem nañ ba xeex bi am nañu ci doon loru famille yi ci doon loru yoo xam ni peut-être bokkuñu woon ci xeex bi donc jàmm daal moom la ñuy woote ci dëkk bi may woo jeunes yi ñu dem ak seen xel xam ni su ay jógee dina am ñeneen ñu ci prox ndollu da ciy dugal lu ci bokkul te nag police tamit dafi nekk pour sécuriser dëkk bi pour sécuriser tamit population bi parce que loolu mooy seen rôle ñu comprendre leen ci rôle boobu di remercier le procureur moom it dox na ci jéego yu rëy di remercier le commissaire tamit dox na ci jéego yu rëy ak yenn autorités yi nga xamante ni peut-être ñoom ci commune bi yoo xam ni dox nañ ci ay jéego loolu daal yàlla def na ci jàmm ba dëkk bi dal na ñoo ngi ciy sant yàlla di si sant tamit jeunes yi non man xam nga li ma gis laay wax parce que man kenn dugaluma ci kër man maa dox ak sama courage bopp dem dugg ci kër gi pour apaiser la situation parce que séquestration amu fa ndax dañ ne dugal nañ ma ci kër gi toog naa fa plus de 10 heures de temps mais loolu c'est pas vrai si c'est pas vrai xam nga man kër gi ba ma fay dugg man dama ne woon du ma bouger foofu fi ma taxaw laay taxaw te yéen ñëpp gis ngeen ma fi ma taxaw laa taxaw parce que Fatick xamante nañ man benn jeune Fatick ñemewul yëkkati xeer wala nga yëkkati dara di may jàkkaarloog man di ma koy sànni amul parce que yaakaar naa ni situation yu gën a garaaw yi dund nañ ko ak jeunes yi ndax man ndoxtu bi xam naa ko man du si jeune comme ñoom te yaakaar naa ni relation yi ma am ak jeunes yi mérité naa leneen lu dul taxaw ay jeunes di may sànni ay mbuusi ndox wala ñu may sànni xeer man sama yére bi ma sol amul dara lu tache sama yére man sentiruma ni am na kenn ku ma sànni mbuusi ndox wala kenn ku ma sànni benn objet boo xam ne war nga ma ko sànni mais situation bu demee noonu foule bi ñëw nañ attaqué bâche bi logique par logique man pour sama sécurité mayuma ma taxaw foofu pour sama sécurité ak jigéen ñi sax ñi newoon ci tente bi daf ma war a mun a may ma déplacé wu toog ci benn lieu bu confortable déglu leen wax ak ñoom boo yi nga xamante ni tey ñoo ngi woon ci foule bi am na ay xale yoo xam ne ànduñu woon ak seen sago ña fa nekkoon ñëpp gis nañ loolu parce que non mais bëgguma gis man si bëgg ma mais c'était normal c'était normal parce que situation bi ni mu tëddee woon ak fee yi ni mu demee woon benn autorité nekkoonu fa yoon la xale yi seen mer ak li ñu jàppoon autorité toog ñu wan ko ni lii la ñu mer mais yow xam nga ni xel ni ci dëkk bii liggéey naa ci dëkk bi loo xam ne tey fii nii amul benn jeune boo xam ne tey yaa ngi ci dëkk bi am loo may reproché amul man du ma directeur général du ma ministre du ma signé ay décret du ma signé leneen comprendre te peut-être jéego yi may def pour utal ndaw ñi liggéey xale yi xam nañu ko man utal ndaw ñi liggéey damay privé sama bopp ci yu bari sax pour que ndaw ñi nekk mais yaakaar naa ne doxalin boobu tey ku ko am ci dëkk su ko xale yi xamul wala waa dëkk bi xamuñ ko man ma xamal ko sama bopp ndax loolu bokk na ci li ma sauvé keroog ndax foofu tey beneen autorité bu fa amoon mort d'homme am fa beneen autorité bu newoon foofu mort d'homme am fa
mais yàlla dimbali na ma tey ni relation yi ma am ak xale yi ak courage politique bi ma am ba am taxawaay bi ma am tey loolu bokk na ci li ma sauvé li baax li may def ci dëkk bi ndax suma askan loolu bokk na ci lu ma sauvé man bokk naa ci doomi Fatick man du ma ne maa gën a bëgg Fatick mais bokk naa ci ñi gën a bëgg Fatick ndax les faits sont là amul lu ma deful ci dëkk bi ci emploi ci lépp amul benn jeune bu am loo ma mën a reprocher ci dëkk bi yéen ay journaliste ngeen te député la simple député la yoruma commission yoruma dara. mu mel ni. honorable kon yaa ngi ñaawlu absence yeneen autorité ci sa biir kàddu. non man mënuma ñaawlu yeneen absence autorité yi parce que li leen tënk man xaw ma ko li leen jàpp ba ñëwul xaw ma ko man ki dee sama militant la te yaakaar naa ni doo am militant mu lay guddil di lay bëccëgal mu dee ñu koy denc amoo ci taxawaay bi war loolu moo waral suma taxawaay tey man su ma doon cible jeunes yi comme Jimakor nu mu ko wax man su ma doon cible jeunes yi tey yéen xam ngeen la newoon ca armée la tey man dama ne li ma gis ci jeune musuma ko gis ci jeune ba may Fatick ba léegi armée la laa newoon nekk ci seen biir te foofu yaakaar naa ni jeunes yi newoon ci armée li ñoo ëppoon jeunes yi newoon fële ci kii ba ca kër ga te kër ga ba ñu fay dem police nekku fa woon gendarme nekku fa woon amul benn sécurité bu fa am te ba ma fay dugg ànduma garde corps sama oto ci biti la newoon te sama oto dara newu ci te man dama xuus dugg ci biir jeunes yi toog kon ñoom suñu amoon intention bu bon ci man ma doonoon seen cible dama la bëgg a expliquer ni man doonuma woon cible jeunes yi dafa am benn doléance buñ doon wax doléance yi ñu interrompre leen loolu moo leen metti woon moo tax échauffourée bi amoon foofu mu am kon nañu xaar mun nañu sànni xeer mais xeer boobu ñuy sànni mais buñ ma ko jëmale ni man lañ doon sànni xeer ndax xeer dalu ma mun nañ sànni mbuusi ndox mais buñ ne mbuusi ndox moom man lañ ko doon sànni ndax mbuusi ndox dalu ma man amul dara lu ma dal loo xam ne tey jóge na ci ay manifestants ñëw sama kaw kon yaakaar naa ne tey su ma doon cible jeunes yi fa ma newoon foofu kon leneen la ñuy wax kon heure bi tey maa ngi woon hôpital di tëdd nit ñi ñëw di may seet si mais yàlla dimbali na ma ba loolu yëpp amul. ma gis keroog Fatick ci mbooloo musuma ko gis Fatick sama taxawaay nag mooy ma ñëw assister xale bi ñu gunge ko ñu denc ko parce que loolu mooy sama rôle donc man su ma demee ba nga xamante ni tey dénk nañ ma ay ndombal tànk Fatick xew-xew yu mel ni am tey ñu war a denc koo xam ne tey lim drainer ci monde ba ma juddoo Fatick ba léegi musuma ko gis ci dëj kon yaakaar naa ni ñun ñi nga xamante ni ñun la président dénk ay ndombal tànk ñun la Fatick jox ndombal tànk yi dañu war a am taxawaay ba suñu fa doon rey sax ñu am suñu courage taxaw affronter les jeunes parce que ñun ñëpp Fatick la ñu dëkk xamante nañ suñu biir kon man lu may ñaawlu mooy jour yi dëj bi autorité Fatick yi ñi yor ndombal tànk ñoom ñëpp a daw toog Fatick amul kenn ku ñemee ñëw ci jour yi dëj bi affronter les jeunes te yéen xam ngeen ne autorités yi nekk Fatick ñoo dàq dem dëj fi mais lu tax dëj bi dëji le jeune Lamine ñemewuñ fa ñëw taxaw parce que ñoo ngi xalaat ni suñ fa demee jeunes yi dañ leen yuuxu wala beneen affaire man kenn gënuma ñàkk jot parce que jour bi dëj bi amoon dama amoon réunion commission à l'Assemblée mais dama ko fa bàyyi ñëw taxaw parce que taxawaay boobu moo ma war man ku ma xam-xam ni du ma daw ci ay affrontement lu ñu wax nag ci li xew ci jour ba dara amu ci parce que doléance la ma doon jeunes yi doon wax déglu naa seen doléance waxtaan nañ ak jeunes yi jàmm dellusiwaat na Fatick kon donc Fatick maa ngi ñaan jeunes yi ñu dal te xam ne dëkk bi suñu dëkk la ñun ñëpp parce que dëkk bi suñu ko taalee suñu dëkk la ñu taal di ñaan son excellence le président Macky Sall mu gën a geestu ndaw ñi tamit parce que li jeunes yi wax dégg nañ ko liñ ci mën a yeggali président dinañ ko yeggali liñ ci mën a saafara ne dañ dox pour saafara ko maa ngi ñaan jàmm ci Fatick ñaan jàmm ci réew mi